ñu di ci dalal Cheikh Diop maa ngi lay nuyu bu baax Cheikh. maa ngi lay fay bu baax itam Binta Diallo. ana lu nar a gën a fës. li gën a fës ginnaaw bàkk bi lay doon. jërë ngeen jëf mbokk yi rafetlu ànd beeg télévision Futurs Médias dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës te ñu namm ko jukki bokk na ci anam bi ñu namm tabbee rek ki nga xam ne moom mooy jiite Dakaru Idriss Diallo di maire bu Dalifort mu mel ni xiiram luppul benn yoon ki nga xam ne moom moo di njiitum réew bu Sénégal di Macky Sall li mu xam ne bokk na ci ay pexe yu Macky Sall bu rek anto ñi nekk fii ci Ndakaaru daañu ko rëccu daañu wax tam foofee nga xam ne moom moo di ca Ndar Géej ginnaaw nag nappkat ya fa nekk bañ leen xañee ngelaw lu féex seen ay ñooñ nag jamono yi dañoo mer ba futtu tey sàkku rek ñu daal di leen di bàyyi ñu dellu seen ak njaboot yéen ngi fàttali itam li nga xam ne moom moo di jàmmaarloo yi doxoon ci diggante way takk der yi ak itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di nappkat yi tamu amoon ci ñeenti fan ci weeru février bi ñu nekk mbokk yi bis ni ki tey di bés bi nga xam ne rek moom lañ jagleel mbëggeel fii ci réew bu Sénégal wala bokk ci àdduna wërngal këpp ku ci nekk itam ana nag ngay màggalee lu ni mel lu mu ci mënti doom def nañ ci ay reportage yu yaatu suñu ay ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci gox-goxaat yi mbokk yi lii lee di ponk yi bu ngeen taaxiloo tuuti daañ ko faram-fàccee. salaamaaleykum mbokk yi safo télévision Futurs Médias dalee nag jàmm ci xibaar yi nañ leen ko junjee woon ca bopp ba mu mel ni noonu la ñu koy dooree Idrissa Diallo di maire bu Dalifort nag mu mel ni xiiram luppul ki nga xam ne rek moom moo di njiit bu réew bu Sénégal ci anam ba nga xam ne rek moom lañ nar a tabbee ki nga xam ne moom moo war a jiite Dakar li mu xamle moom moo di moom Macky Sall na daal di respecté bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay ndaataangoom tay daal di ciy toftal itam ne ay paxe Macky Sall bu jubee rek ñi nekk fii ci Dakar wu daañ ko réccu Alassane Ba moo taataan ay kàddoom. du démocrate ndax fii ñëpp seede nañ ko nit ñi dañ koy bañ a wax mais c'était en 2002 la xaw ma lan fii la fàtte carte d'électeur am dem ba Fatick pour voter mu dugg forcé il était comme ministre mu voté sans carte d'identité Macky Sall moo ko def Sénégal sans carte d'électeur mais kooku bu ñëwee rek dictature lay def vous avez vu ku ko sonnal rek mu dugal la kaso wala mu wàccee la fu si sa place ville de Dakar moom da ko tere nelaw. te Dakar waay moom mënu si dara Dakar waay ñoo ko def ñu jox dëkk bi maintenant il dit il va prendre un pouvoir naan day nommé dafa yab Dakar waay nag dafa leen bëgg a yab du moins parce que ñemewu ko lii citoyens ñoo ko war a taxaw ne ko hé ça suffit la démocratie on le connaît depuis nos ancêtres c'est pas lui là né après les indépendances mooy ñëw reculer la démocratie ba mu ko indi nii mais Sénégalais aussi dañu mën a seetaan Macky moomul nit ñi dañ ko far rek na bay ñu fal Dakar waay fal ki ñu bëgg loolu moo fi mus a am soo leen ko bayee gorom suñ ko daxee Saint-Louis rek mu génn décret pour fal ko maire parce que moom loolu la xam kii laa bëgg mu nekk fi dem koy yóbbu pourquoi moom mooy choisir Dakar waay moo gën a muus Dakar waay moo leen gën a bëgg Dakar quand même il faut qu'il respecte les gens ah munu ko gagner te du ko gagner man naam jeex na léegi ne day nommé pour dugg dans l'histoire mais ça il entre dans l'histoire à reculons parce que histoire boobu da nga fay dugg jàkkaarloo ak moom ngay dem mais ngay arrière di dugg histoire Macky loolu la tàmmal Sénégalais yi Dakar dina ko jommal Dakar dina tax mu def li nga xam ne kenn musu ko gis ci pour démocratie dictateur nag soo ko joxee réew lii la. jërëjëf Alassane Ba dañuy desandi ak yow wax ci li nga xam ne rek moom moo di fonction publique locale ki nga xam ne moom moo di Omar Gueye nag di sàkku rek ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di maire yi ñu daal di jël seen ay arrêté laata rek njeexitalu weer bu mars naka noonu itam muy xamle yeneen yoo xamante ni daal day ñeel maire yi lee ci seen i ay gox ana naka rek lañ koy rek jëfandikoo ni ki tey ji nag mu nga doon jiite ab CRD boo xamante ni ñeel na wàllu woowee dañ koy diglu ba tey ci micro Alassane Ba. remarqué naa daanaka ñëpp ñëw nañu liggéey boobu nag pour ñu def ko faaw ñu farlu ci maanaam commune yi nga xam ni jëlaguñu seeni arrêté pour dugal ñi nga xam ni audit bi wax na ni mën nañoo dugg bu ñu amul arrêté modèle arrêté yaa ngi nii jox nañ ko gouverneur bu ñu xamul texte yi bu baax defar nañ document boo xam ni texte yépp mi ngi ci gouverneur donc loolu lépp mën nañ cee jot ndax li ñu bëgg mooy fii ak
mars di dee arrêté d'intégration yëpp ñu mën koo jël pour fexe ba fonction publique locale ñu intégrer leen. loolu du lu ma sos lu am la personnel bi nag wax dëgg yàlla boo càmbaree personnel bi nekk ci collectivité territoriale yi li ñuy gis mooy ñu ci bëree daanaka liggéeyuñu loolu nag war nañ ko xoolaat pour que collectivité territoriale yooyu gën a am investissement yu ñuy def wante du caagee nu ñu jël personnel yooyu dàq leen mën nañ leen organiser redéployer leen feneen wala organiser leen ñu am ay projets yu ñu liggéey pour mën ci suturlu mais problème bu am la boo xam ni faaw nag ñu waxtaan ci suñu biir pour trouver ko solution. ñu wax ci loo xamante ni rek day soxal wàllu yoon fii ci réew bu Sénégal mbokk yi yéen a ngi fàttaliku téere bi nga xam ne rek Pape Alé Niang di taskatu xibaar xaatimoon na ko ci daal di wax rek ci dossier bu kudd tuddoon ci ki nga xam ne moom moo di Cheikh Omar Anne ni ki tey ji nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ko doon layool nag li ñu xamle bokk na ci rek dootuñu bàyyi mbir moomee mu sedd dañ ko topp itam ba fu mbaxane doon ne benn ñuy sàkku ci Pape Alé Niang moo di ñaa ba ci sax ki nga xam ne moom moo di Nafi Ngom Keïta mi ñu jàpp ne dafa sóob loxoom ci woowule wàll ñu indi ay leeral ci bépp rek tuuma boo xamante ni teg nañ ko ci Cheikh Omar Anne fii ak fukki fan ci fàttali itam ne rek fukki fan ci weeru mars atum 2020 dinañ rek taxaw ci kanamu yoon. dañuy wax ci leneen mbokk yi yéen a ngi fàttaliku ba tey itam li nga xam ne rek moom moo amoon ca Ndar Géej ci ñeenti fan ci weeru février bi ñu nekk ci jàmmaarloo yi nga xam ne ñoom ñoo doxoon ci way takk der yi ak ñenn ci ay rek nappkat ginnaaw nag bi ñu jàppee ñaar ci ñoom daal di leen di xañ ngalalu féex askan wa fa yeewoo ñu ngi rek di sàkku ñu bàyyi leen ñu daal di dellu seen ak njaboot lu mu ci mënti doon Cheikh Anta Diop wala bokk Ousseynou Diop ak Habib Seck defal nañ ci ab tënk. ci kilifa nappkat yi nekk ci gox bii di Gendar daan na leen di teg loxo muy Yam Dieye ak kii di Makumba Dieye ñoom ñaar nag dañ leen di tuumaal ni dañu dugal seen loxo ci jafe-jafe yi nga xamante ne amoon na ci diggante way takkadeer yi ak ñi di nappkat yi waaye nag seeni ay mbokk yi nga xamante ñoo nekk ci diwaan Ndar Géej nee nañu laale wuñu ci mbir mi te itam jegewuñ ci tax ñu daal di yëkkati yële kàddu jëmale ko ci ñi nga xamante ñoo leen teg loxo. kon tey fi tey bu leen jàppee bëgg leen tuumaal ni ñoom dañu nekkoon si mbir mi wala dañu nekkoon si suuf kon yaakaar naa ay nit yu leen bëgg politique la te loolu dara nekku si loolu moo tax ñu bëgg génn pour xamal Sénégal xamal àddina xamal diaspora bi nii ñoom ñoo ñu jàpp bokk si membre ONAPAS du kenn koo xamante ni laale nga ci mbir mi. ci seeni kàddu ñi nga xamante ni da leen jàpp muy Makumba Dieye ak kii di Yam Dieye amul benn jafe-jafe boo xamante ni andi nañ ko askan wi. faju mais bu fekkee da ngay wax jàmm pour tey rek mu jeex mais jàmm jeexagul si Ndar ndax tey ji ñii ñu teg loxo laalawunu taxawunu fekkewunu yëgunu tinunu te ñun jigéenu IPAS ñu ngi taxaw temm seen gannaaw dawunu daayunu Macky Sall yow la ñuy waxanteel ñun Ndar jàmm leen fi bëgg Gendar jàmm leen fi bëgg ñun talunu xeex talunu xuloo lu dul liggéey jaamu yàlla suñu dépense suñu tànki la nekk. ci seen kàddu yi nga xamante ni yëkkati nañ ko nag ñoom nappkat yi mer nañu ba futtu nee nañu nguur gi da ci war a wax ndaxte li nga xamante ni dañ ko bëgg a def teg ñoom ñaar loxo loolee kenn tegu ko fenn tax ñuy ñaan médiateur de la république ak njiitu réew mi ñu dugal ci seen i loxo. koo xamante ni politique ngay dundee wala si politique ngay dox wala nga nekk kilifa si dëkk bi nga taxaw si lii parce que ay lu ko fay moo gën lu ko sookee te ku nekk xam nga ne mbir mi mën na jur lu ne mën na ko jur te ñun jàmm la ñuy dox si la ñuy wax ONAPAS si jàmm lay dox si lay wax. jamono ji nag kii di Makumba Dieye ak kii di Yam Dieye doon ñaar ñoo xamante ni ci ONAPAS bu nekk ci Ndar Géej ci la ñu nekk daan nañ leen di teg loxo ñoom nag seen guddi gu njëkk daan nañ koy fanaan ci kaso bu Ndar bile. ca diwaan bu Sikicoor nag jàpp ñu fa ay doomu aadama waaye itam ñaari fan yoo xamante ni rek ñu ngi dund ci li nga xam ne rek moom moo di ak lëndëm la waral ni mel moom moo di réseau régional bu Senelec bi nag moom moo am ay jafe-jafe ba mu amee ay jafe-jafe ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi yi génn nañ daal di yëglu ko jiite nag agence boobee nag di Abdou Diaw li mu xamle moom moo di ay ndawam ñu ngi rek wëyal liggéey bi ngir askan wi mën a am ak leer. ñu teewlu ko ci micro Boubacar Diassi. booru 19h la ñu sentir na Bignona amatul courant donc aussitôt suñu techniciens yi nekk sont partis sur le terrain dem sur terrain bi rechercher ban panne lan mooy problème bi bon ci ngoon si la ñu gis ne câble bi alimenté Bignona moo am problème donc ñoom ñu ngi si woon démb ba ay 5h du matin 5h30 sentir nañ ne gisoon nañ panne ba remettre ko mais malheureusement kon panne la
bi ñu remettre vers 7 heures affaire bi tëbaat na donc loolu ñu ngi si woon encore ba léegi ba si ngoon sànq rek léegi woote nañ ne gisaat nañ panne bi. c'est des choses yoo xam ne xam nga câble buy jaar si suuf géej bi ñu def ko si câble souterrain la loolu yoon mën na am c'est des pannes yoo xam ne yuy ñëw incident la loo xam ne kenn xalaatu ko donc mun ñu ko prévoir donc yooyu day xëy rek ñëw mais ñi ngi def suñu techniciens yi ñi ngi def tout mettre tout en œuvre pour que le problème yi mën a solutionner ñu bañ si duggaat chaque jour ñuy am panne yi di ñëwaat quoi. di wax ne Senelec lii gënalu ko donc ñu ngi def lépp lu ñu war a def ko techniciens yi ñu ngi fa depuis dem si guddi dem si 19h ñu ngi fa kenn ñibbiwul kenn ñëpp a ngi toog di xool panne bi pour que ñu remettre courant bi au niveau de Bignona vraiment loolu lañu ci doon di leen masaw bu baax a baax. Mboro nekk ca département bu Tivaouane mu mel ni askan wa fa yeewoo nag lu tollook 3 weer mu ngi nii nag ngir rek ñu am ndox jafe-jafe bu mag la bokk na ci waral lu ni mel nag moom moo di forage ba nga xam ne rek moom moo leen ko doon jébbal mu mel ni mënatul jotee bu baax a baax ca la nga xam ne moom moo doon waral liggéeyam ba tax askan wi di rek joxoñ baraamu tuuma société bi nga xam ne rek moom lañ dénk wàll wi lu mu ci mënti doon Cheikh Anta Diop Seylatir ci yaatal. mbooloo mi takk woon lool fii ci Mboro doxoom ñaxtu bi nag ñu dooree ko ci quartier bi ñuy wax Ngay 2 jaar ci mbedd yi jubali ci mairie bi ñi ci bëri rango ay morsoy xonq yëkkati seen kàddu doon mittallu ñàkkam ndox mi nga xamante ne am na ci Mboro góor mag ndaw ki jigéen ñoom ñëpp rango ay morsoy xonq di wax ne 3 weer ngi nii de du benn ndox bu am Mboro forage bi dafa paan. li nga xamante ne depuis ay années 60 moo ñëwaat Mboro ci ay teen la ñuy rootee di suba ba guddi te jigéen ñi ñoo ci gën a sonn 3 weer ngi nii amuñu ndox amuñu courant bu courant coupé ndox mi dem loolu xam nga fuñ ko waa Aquatech dem forage dafa paan ñu coupé d'électricité fay ñu courant ñu coupé leen. daanaka dox nañu toll ci benn kilomètre jubali maire Mboro maire bi di Moussa Ndiaye jóge ci biirum wàcc doon feelu ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon doxam ñaxtu bi. population yi nii dëkk bi gën nañ depuis 3 mois tooguñu 1 mois boo xam ne ñu marché ndax problème ndox ñëpp xam nañu ndox mooy dund kon autorité étatique yi depuis 2 semaines ñu ngi waxtaan ak ñoom pas plus tard que avant-hier OFOR envoyé na fi délégation waxtaan nañu ñu ngi leen di déglu mais population bi ak ñun daal doyal nañ ci Aquatech. nekkoon ab doxum ñaxtu boo xamante ne nag kilifa yi ñoom ñoo leen joxoon ndigal li ba tax na gendarmerie bu Mboro indi ay éléments yu takku ñu ànd ak ñoom di leen gunge ngir wattu seen kaaraange. Cheikh Anta Diop cant ak ngërëm ñeel na la ñu dem ca diwaan bu Saare Jàmbulu nag askan wi jàpp ne rek ne dañ leen a beddi ci lépp loo xamante nii rek dañ ko cërale mim réew li ñu bëgg moom moo di ñu daal di leen di sopp ci li nga xam ne moom moo di Puma ak itam PUDC bokk na yenn ci seen i ay jafe-jafe moom moo di ñàkkub ndox ñàkkub yoon wa nga xam ne rek la ñuy jaar ba ci sax li nga xam ne moom moo di bërëbu fajukaay yi Abdoulaye Diallo ci tënk. askanu goxu Saare Jàmbulu ñooy réclamer ay programme yu mel ni PUDC ak yu Puma fàttali ne ca gox boobee la ñu reyoon ca fan yi weesu benn jigéen te ñu daggoon bopp bi yooye askan nee nañu seeni gox amul benn yoon bu baax bi fa jaar courant kenn xalaatu ko fa naka noonu it ci wàllu ndox mu sell benn branchement forage jaarul ca seeni boobee gox ngir indi astut karange ca yoon bi ñuy gën a jaar maanaam yoon bi jóge Saare Yoba jëm ca Saare Yoro Jaawo sutu yile askan ñoo daal di gën a yaatal mbedd moomu. tey ñu ngi nekk fii pour defar yoon bi parce que yoon bi dafa emprunté ci pendant hivernage bi voilà donc looloo tax ñu nekk fii tey ñu nekk fii pour ñu défricher ko quoi pour ñu setat ko quoi entre Saare Jaaw Saare Kunja Saare Kucca Saare Law Sinthiane Yoba ak Sama Jumbembe Guinée bi yëpp daanaka fii lañu. bu nawetee dem ak dikk ca gox bi dafay gën a jafe. parce que fii nawet bi kenn mënu ko emprunter te au-delà de ça aussi bu ñu nekkee par exemple bu ñu amee ay nit yu feebar pour ñu évacuer leen fii c'est un problème jafe-jafe yi dañoo bari moom wax dëgg yàlla. yoon bi mooy suñu yoonu CEDEAO bi yoon bi dugg fii ba biir Guinée Bissau te yoon bi képp ku jóge Guinée Bissau yaa xam dangay jëndi nag. dañu waroon am fi électricité dañu waroon am fi ndox comme forage mais yooyu yëpp amu fi wax dëgg yàlla.
askan yu ci ñaari booru frontière bi maanaam waa Sénégal ak waa Guinée Bissau ca yoon bi la ñuy jaar pour jëm ca Lumo Sareyoba même takk der yi yoon bi mooy seen yoon bi ñuy gën a jaar ngir indi karange ca gox ba. ñu di ko jaajëfal bu baax a baax wax ci leneen lu soxal wàllu njàng mi ak njàngale mi fii ci réew bu Sénégal nekk nun université publique yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bile réew jafe-jafe yi nga xam ne rek ñu ngi koy jànkonteel li lee doon thème bi nga xam ne daal nañ ko yëkkati ci ndaje bi nga xam ne rek ñu ngi ko doon amal ni ki tey ji si suba daal di koy jagleel woowule wàll ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di jeunes reporters yi nag àddu nañ ci wàll wi waaye itam daal di xool ana naka rek la ñuy def ba lu ni mel gën a ñoŋ ñu teewlu reportage bi nga xam ne Pape Fara ñi ngi def na ko ànd ci ak Jaafara Ba. jeune reporter ak universitaires yi daal di toog jàkkaarloo di waxtaan nag ci jafe-jafe yi ñemmeeku ci université yi nekk fii ci Sénégal ñu jàpp ne nag mbir mi doy na waar waa convention des jeunes reporters dañu bëgg a càmbar njàng mu kaw gi mu mun ci indi ay saafara. mooy waxtaanee li nga xamante ne mooy xew ci daara yu kawe yi am ay réponses enseignants ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci classe yi naam sax dégg ngeen ni gouvernement bi ak dogal bi mu jël ci début d'année bi maanaam orienté ñi nga xamante ne ñoo di nouveau bachelier yëpp ci université est-ce que tey université yi am nañ capacité accueillir li nga xamante ne moo di nouveau bachelier yooyu noonu est-ce que enseignants yi ñu ngi ci condition yu mu waree pour xool pour def njàng meeg njàngale bi ca na mu waree. étudiants yu bëri lool ñàkk fu ñu leen dugal ba mun leen jàngale naka noonu ay professeurs yu leen jàngal loolu moo gën a nekk jafe-jafe yu fës ci njàng mu kawe gi. d'accord nañu ñun pour que université yi effectivement ñu orienté ji bachelier yi mais am na ay maanaam ay njumtuwaay yoo xam ne war nañ ko teg ci war nañu ko indi pour dimbale ko université yi pour que loolu ñu leen sas ñu mën ko doxal ni ñu ko bëgg doxale njàngalekat yu doyul loolu moo am université El Hadji Ibrahima Niass bu Sine Saloum boo demee ministre ñoom maanaam recteur bi joxe na date pour que ni enseignement yi dafa war a commencer le 17 mais ñun xam nañu bu baax ni le 17 mënul am njàngale parce que conditions yi réunirul. li nga xamante ne suñu askan ak suñu dëkk loolu la soxla pour mën a développer wu. tey ci biir université am na ay jafe-jafe ndax d'abord université dañu nekkoon ci ay jafe-jafe ñu mag ñuy jéem a xool nan la ñu génne ci jafe-jafe yooyu ren ñu indilaat ñu yokkalaat ñu ci ay jafe-jafe. ñoom nag daal di sëgg ci jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk ci université yi fii ci réew mi bu ko defee ñu mën a génn ay xalaat yoo xam ne buñ ci sukkandikoo mbir yi bu dañut dina wàññeeku. ñu àddu ci leneen mbokk yi jafe-jafe yi nga xam ne rek jamono yi tout tànk yi nag ñu ngi koy dund mu di ay sàkku yoo xamante ni rek ñu ngi leen koy sàkku moo xam góor mbaa jigéen li lee doon loo xamante ni ku ci nekk ci askan wi mu ne saka teg gët nag loolee waral nag Serigne Mor Mbaye di ab psychologue nag daal dinay wax ci wàll woowee li mu xamle moo bokk na ci téeméer boo jël fukki ak lu ko toftal nag ci famille yi lay jugee Fat Bintou Konté ci tënk. xale yi nag mi ngi bëgg a bëri temps yi te bépp waajur jaaxle na ci ki nga xam ne ab psychologue la mu di Serigne Mor Mbaye di ko ñaawlu teg ci teg di ñu xamal ni li ci ëpp violence sexuelle yooyu ci biir famille yi lay am te kenn du ci wax. bi mooy téeméer boo jël ñaar fukkaate ngi ma ci liggéey téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ba xale ba xam na ko ko sàkku te kooko am na ab cër ci xale bi cëru ndey cëru baay cëru niyaay cëru jàngalekat cëru sëriñ daara donc ci biir kër gi ak li ko wër ci la ëppee. ba tax ni nag faaw nag li nga xam ne moom moo doon yar ba maam ya daan def ñu delloo si ko et que it parents yi nga xam ne ñoom ñuy jeunes yi nag li ci ëpp faaw nag ñu éduquer leen parce que ñoom li jëm ci wàllum protéger seen doom dafa mel ni dañ koo tëli. benn kuréel yi tim du ñoo dof kuréel yi mooy waajur bi su fekkee ni du ñuy seetlu ci moom rek muy am doom ngénte ko loolu rek waaw loolu dafay doy waar ndax du loolu rek mooy waajur dafa weesu loolu waajur dafa toll ci ni xale bi da nga koo war a niital wan ko àdduna tàggat ay cëram nàmmat ay am xelam ba mu xam mooy kat lu mu war a def ak lu mu warta def ku mu war a séqal ak ku mu warta séqal kooku ab yar la boo xam ni waajur bu ne war nga ko mën a def waaye nag yar boobu moo ruus. léegi da ngeen toll ci foo xam ni ndey ak baay dong ñooy toppatoo seen doom su fekkee ni du ñoo yaafus su ma nee yaafus mooy xamuñu li leen war
nanguwuñoo am jot gi. noppi ga xale yi di noppi nag ci violence yi nga xam ne ñi ngi koy faral di daj ci biir kër yi Serigne Mor Mbaye jàpp ne lépp rek ci yar gi la ndax fii ci Sénégal dañoo jàpp ne xale moom warut a wax wala warul nettali. parce que tout simplement vous avez gardé. Sénégal dañoo aadawoo di tiré gone muy bari wax bu fekkente ni dafa am jafe-jafe ak mag saa su nekk mag moomu moom mooy am dëgg kon ci gone googu duñ mës a jox dëgg gune ci kaw mag bu fekkente ni nag mag moomu saay-saay la man ma leen di tuddee ay tonton saay-saay ñu def gone yu lu métti di leen sàkkoog yu ñu mel naka ngeen bëggee kon gone googu wax ko. comment voulez-vous que l'enfant dénonce. moom psychologue bi nag jàpp ne faaw nag mu jot xale nag nekk li nga xam ne moom mooy acteur propre sécurité daa maanaam ñu dimbali ko mu identifier li nga xam ne moom mooy risque yii muy faral di nemmeeku ci wetam. loolu xam ngeen ni sàkku day lëmbaaji xelu xale bi day lëmbaaji xelam ci fànn yépp nag léeg-léeg ñu ni kii de dafa yore rab dafa nag ñu yóbbu ko cal ko lu bari nag ci ak dundam ci ay tiitaange ak yàq xelam ci nu mu xarañe woon lu bari la ko yàqal mën na ko indi ci dof. Fatou Bintou Konté cant ak ngërëm ñeen la dañuy wax ci leneen mbokk yi xam ngeen ne bés ni ki tey nag mooy bés bi ñu jagleel wàllu mbëggeel yemook fukki fan ak ñeent ci weeru février li nekk ñu koy màggal ci àdduna wërngal këpp lu ni mel ku ci nekk ak na nga xam ne rek noonu nga koy dundee moo xam ay cadeau yooyu jox ak nga bëgganteel wasi sax ay kàddu yu neex yoo xamante ni rek moom nga koy wax suñu ay ndaw nag daje ak ñenn ñoo xamante ni ñu ngi koy dund Salif Sow ak Asmalik Diop li ñu xamle bokk na ci rek lii mag ñi ñoo koy gën a dund. doxoom dox wute lii ki nga xamante ni nee na moom lay bëgganteel maire bi nee na mook paa bi ba ñuy sëyeeg léegi am na ay fukki at. man gën a nekk ndaw de dama daan defee fi ndaw rek di ko feetu def ba mu baax waaw di ko préparé yépp waaye fi ñu toll nii moom dañoo jëm mag dañuy defee fi mag rek. bañ a feete mbëggeel day màgget. mbëggeel du màgget di xool du màgget toujours yaay doon sa nu mu tuddati yaay def sa feetu bopp rek noo koy defee xanaa kay niñ ko daan defee ak niñ koy defee ñooy wuute. danga maa bett sax ndekkoon danga may fekk ma sol sama rouge noir toog di xaar. beneen njaboot beneen xale bu jigéen beneen gis-gis ci li nga xamante ni moom mooy 14 février ñu naan koy wax Saint-Valentin di bés ñi ne ñoom ñooy bëggante moom bés bi la nee na xalaatu ci perte temps wala mu ci def xaalis. bàyyi rek ma feetoo ko nii. def ko jikkoy célibataire daal nañ ko def jikkoy célibataire oyofal ko. non kenn du fi nekk damay sang ba set lekk ba suur tëdd sama kaw lal di jaaxaan. waaw. mais bu fekkoon tey am na ku fi nekk daal nu muy demee. bu fi amoon ko fi nekk nag mu gën a neex ñu gën a kii xàppi dund xol yi gën a fiix. ni ki mujjee wax kii nii tamit ñoom ñaar ñu maase jamono moom it nee na 14 février xalaatu ko amal. fête des amoureux la tamit waaw. boo ci amee ñaar ba ñett mënoo feetoo kenn loolu mooy wax ji. suñu bëgg bu njëkk amatul xale yi léegi bëggatuñu ñun mag ñi ñoo bëgg. xale yi léegi dañuy photocopie rek. di joxe ñun nag lépp lañ lay boole jox la. mbëggeel amul at ku ne lay dal saa su ne lay ñëw amul xale amul mag waaye ñi nga xamante ni léeg-léeg bu leen dalee ñu tàggoog seen sagoom am na ñoo xamante ni ñoom saa su ne dañuy xool bu baax fi ñuy teg seeni tànk. jërëjëf ñu xool bu baax fa ñuy teg seeni tànk Salif Sow cant ak ngërëm ñenn la mbokk yéen itam naka noonu boobaak léegi ngeen toppoon ñuy faram-fàccee xibaar yi ci kàllaamay Kocc rédaction bi jox leen dig daje ci kanam tuuti Chérif Diop noppi na ngir faram-fàccee xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wëy ak programme télévision Futur Média bàyyi leen ak Binta Diallo ci Soir d'info.